missionnaire sa bopp ci gouvernement bi. waaw génn dem. tey jii nii loolu nga doon kaas ne loolu nga ne yaa ngi koy kaasal Sénégal ne d'accord loo ci ni ñu bëgg a doxalee pétrole bi est-ce que tey jii noonu nga buggee woon ñu doxale ko doxalee nañ ko wala doxalee wuñ ko noonu ba tey. non ñu ngi continuer ci US te ñu ngi koy jënd ba tey gannaaw ba tubaab bi fi ñëwoon indaalewul dara dépensé wul dara yóbbaale. mais dina dem na def ay recherche indi na ay experts am ñu dem defi ay recherche en eau profonde. non c'est-à-dire que indiwul dara maanaam dafa ñëw yor ay pexeem ànd ak ay doomu sénégalais ñu ubbil ko porte président Wade ñu jox ko permis mu jaay 2/3 yi ñi nga xam ne ñoom ñoo def recherche yi maanaam dafa toog di xaar 2 ans dafa toog deful dara moom di xaar 2 ans bu fekkente ni président Macky Sall ak premier ministre am may ñu ko woon prolongation 2 ans yooyu bala muy jeex day fekk sax ni moom war nañu mën a nangu permis bi foqati ko ci loxoom jëfanteeg waa Cosmos directement mais timis dañ ko jàppale yokkal ko prolongation te ni mu jotee permis bi dëppoowul ak charte réew mi dëppoowul ak yoon. kooku inspection générale mais boobu yaa ngi ci gouvernement bi. non boobu neewuma ci gouvernement bi. ok même ba ma fa neewu moon ministère boobu xaw ma woon nu mu demee ba ma ñëwee man la ma njëkk a def mooy gëstu mbirum timis parce que nag mbirum timis comme timis moom guddi la te xaw a lëndëm ba ma ko gannaaw ba ma ko gëstoo ba commencé ci amay firnde dama ne président de la république nañu nangu 30% yu mu ci desee puisque boobu jot na jaay 60% ñi def liggéey bi 60% dama koy jox misaal ci simple rek maanaam ma jox la fii 10 hectares loolu am na fii ci jamono yu weesu yi peut-être am na fii tamit ci jamono Macky Sall bi jox la 30 hectares ci aéroport bi nga jël 30 hectares yi jaay 20 hectares am ci ay 20 milliards 25 milliards li ci des xaalis bi nga ci jaay ko état en plus jaay ko état muy 2/3 yi xam nga 30 hectares boo jaayee 20 hectares 2/3 yi la am ci 20 milliards li ci des nga xaar benn promoteur muy SICAP muy keneen wala keneen ñu def ay projet am jaay ay nit nga encaissé loolu état mënoon na ko def loolu moo am ci mbirum pétrole bi. d'accord mais xam nga. et donc ba may ñëwee il restait le tiers ma ne nañ ko foqati ci loxo mbirum waay ji loolu moo ma boole woon ak gars yi puisque tiers boobu la mujj moom jaay BP mooy timis jaay ko BP à 200 milliards pour def raccourci jaay ko 200 milliards ba pare di ci am bu commencé suñu gaz commencé xel li bis bu ne mu am ci pourcentage am bis bu ne pendant 45 ans te waa ji investirul dara mooy comme ni ma koy misaalee ci téere bi ma bind mooy comme roi belge ba mu ñëwee gisee ak roi Congo signaloo ko benn këyit rek jox ko ay mëq dëm ak ay butéelu sàngara mu jaay ko le Congo loolu la fi timis def. D'accord donc Sophia. waaw man de monsieur le ministre bëggoon nañ am tamit sa xalaat ci solution yi parce que problème yi bëri nañ mais solution yi tamit am na solo ñu wax ci par exemple le 4 avril dégg nañ président mu joxe ay solution ci mbirum emploi des jeunes joxe na ay chiffres yu am solo te on est bientôt au mois de mai bëggoon nañ am sa xalaat ci chiffres yooyu est-ce que pour yow solution la est-ce que c'est faisable. xam nga ku ñu jox 9 ans. dafa fi dara lu ñu mën a gis dëgg-dëgg te bu ma waxee dara la ñu mën a gis mooy xam nga mbirum économie koom bu commencé naat rek da nga koy gis ko ci këru xëyukaay yi. 9 ans président dafa fi dara. non dama ci loolu laay ñëw ci mbirum emploi la ñuy wax xam nga emploi c'est très simple bu fekkoon te ay këru xëyukaay am na yoo xam ne état moom moo créé condition pour mu am day fës ñu gis ni que. peut-être ji jam ñaajoo ay usines yu bëri ñu ngi fa xale yaa ngi xëy bu waxtu wàcc jotee nga gis ouvrier yeeg agent yi di wàcc restaurant yi taxaw loolu moom du loo xam ne dëkk buy dafa mel ni nit bu dee mu ngi màgg rek xale buy màgg di wér da nga koy gis ci moom bu fekkee ni dafa xiiboon day feeñ ci ay cëram état bu fekkente ni mu ngi avancé
li fi xew keroog du fi xew ndóol gi fi am du am xale yi taxaw ci feu yi di jaay tout et n'importe quoi du fi am donc problème mu chômage moom du loo xam ne dañuy naatable ni Macky Sall def na ci deful moom ci wàllu boppam daf ko avoué ci wàllum emploi. oui mais on a sonné ay solution 450 milliards. mais je viens 2023. c'est ça. mais yooyu mooy taf yëngal rek mooy solution ñàkk pexe la yi mu fi defoon en 2012 ay DER ay ANPEJ ay yooyu Abdoulaye Wade def ko fi ci ay ANIDAC ANPEJ ak ANEJ ak et cetera OFEJBAN Abdou Diouf def ko ci ay boulangerie chômeur ak yooyu non du loolu mooy téye réew xam nga lan réew mi bu fekkonte ñu ngi koy liggéey boo génnee Dakar bala ngay génn Dakar sax ñaay gi ba Bakel dañu waroon gis tool yi boo demee réew yuy liggéey dëkk yu gën a néew ndox gën a néew baax le gën a kii ñàkk suuf que Sénégal boo demee da ngay gis tool yi demal dëkk yi ñuy liggéey dëkk boo tey ñooñu industriel waxuma dëkku africain yi de même bu dee Tunisie bi rek même dëkku africain yi Tunisie gi Maroc boo génnee rek da ngay gis tool yi toolu blé yi toolu olive yi toolu extra Maroc kazalik Égypte kazalik mais ñun boo génnee suñu réew mi Dakar bi ba nga yegg si Tamba boo jaaree national bi laa wax de jaar Saint-Louis extra néew na loo fay gis ay tool su dul nga commencé dugg ay Lompoul nit ñi di koj yi ay kii te ñooñu état mu ngi leen di seetaan damay jox benn exemple ay relaaw 1000 hectares mu ngi foon depuis daaw kenn béyu ko dañ ko aménagé moto pompe yaa ngi fa mais seen GIE moo amoon ay problème ay tolof ñuy wax détournement ñuy wax état seetaan emploi King Fahd Palace ñaata emploi lañ fa perte temps yi Soleil moo titré nii ci Covid bi rek dans le secteur du tourisme et des transports Soleil moo ko titré de fàtte naa titre bi exact bi entre 25 000 ou 30 et quelques mille 32 000 emplois je pense ñoo fi perte donc ay King Fahd Palace te ci gën ngaa bëri ci ay yorin yoo xam ne yorin yu dëppawul ak lu koom laaj parce que koom nag dafa am nu mu tënkoo boo buggee compétitif yor hôtel mu compétitif réceptif hôtelier mu compétitif dafa am lu mu laaj mais hôtel boo xam ne da ngay toog guddi benn président dal fa ci benn suite mu paan clim yi paan ay mbóot di fa kii mu mujj toxu dem beneen suite kooku kenn du fa ñëw kon ci gàttal gëmoo ni 450 milliards yi mën na résoudre un peu le problème de l'emploi de la jeunesse. waay xam nga bu doon Aliou Cissé la entraîneur équipe nationale mu dëgal benn attaquant pour 90 minutes ñu dem ba 85e minute waa ji ñu bu ko remplacer mu ne may leen ma am naa ay pexe Aliou Cissé da koy génne teg ko ci touche bi dugal keneen. mais comme mu fii mënuñu changer waa ji bu mu amoon ay pexe première minute deuxième minute lay dugal but nit ñi xam ne Macky Sall mu ngi dugal ay but ci wàllum emploi ñu ngi avancé xam nga li ma bëgg a wax c'est-à-dire que du xaar ba 90e minute naan leen am naa ay pexe bu amoon ay pexe ci njëlbeen la koy def bu amoon ay pexe ñu gis au contraire dama ni loolu laa wax bu ngeen ma mayee 2 minutes ma expliquer loolu xam nga réew mi dafa gën moom ak Macky Sall dafa gën a suuxal koomu Sénégal. ci naka ci boo xoolee investir nañ fi près de 7000 milliards parce que dettu Sénégal 2700 milliards la woon ba muy ñëw moom tey mu ngi fin de décembre bi dafa nar a nekk ci 11000 milliards moom investir na ay 8000 milliards ci yàlla la ko investir bu fekkonte ne 8000 milliards investir nga ko ci liy njëriñ Sénégal di nga gis ay entreprise BTP yi fi newoon gën a suqaliku ba seeni sous-traitant di gën a mun a am xëy ñu amay sous-traitant maanaam CSE CDE et cetera Areski entreprise sénégalaise yi non seulement dañuy màgg di recruter nga gis seeni oto yi di circuler parce que 7000 milliards la ñu dugal ci gën kaa bëri ci ay infrastructure mais au contraire ci période boobu la entreprise du Sénégal BTP yi gën a nasax parce que dañu jëlee ay entreprises étrangères ne seeni banque d'investissement ñoom ñooy ñëw investir ñuy tabax ay
stade 150 milliards indi seen i bureau d'étude indi seen i ingénieur indi seen i léeg-léeg sax indi seen i technicien indi léeg-léeg sax seen ouvrier gis nañ fi ba ñuy tabax yenn autoroutes yi ak chinois yi foofu fan la fi entreprise sénégalaise di développé entreprise sénégalaise amatul marché fan lay développé nga ne damay tabax ay sphère industrielle sphère ministérielle dem jëli aussi ay entreprise étrangère ñu ñëw nga ne damay joxe pompier loolu tax ko woon jógan gare pompier bi mais dama koy jox entreprise Adowa alors que Sénégal suuf la ñu soxla moo fi manqué mais SIPRES SICAP ONHLM mënoon nañu jëm ci banque sénégalaise yi jël fa xaalis tabax sénégalais yi profité ci nga dem jël entreprise étrangère pour dénk ko suufu Sénégal pour mu tabax ko nga ne yow di nga am xëy doo am xëy yaa xëyti doo am xëy. d'accord monsieur le ministre li ñu dese bëriwul pratiquement maximum moins de 8 minutes dañu bëgg justement ñu ñëw par rapport ak Thiès fa nga nekk te aujourd'hui ku ne gis na tey relation Macky Sall ak président CSE Idrissa Seck est-ce que loolu du wàññi un peu change su Thierno Alassane Sall à ce que mu diriger la municipalité de Thiès. joxaat nga ma beneen occasion c'est d'ailleurs pour montrer que moom ñoom ñëpp liggéey taxu leen jóg.